di leen sant di leen gërëm nag collectif des lutteurs en activité ak ko activité wul yëpp Gris Bordeaux mi ngi leen di nuyu di leen sant commençant par notre président Khadim Gadiaga et le secrétaire général Balla Diouf Kona Kayré Moustapha Gueye suñu ay doyen Serigne Kane Lac de Guerre suñu ay doyen capitaine PK l'infatigable ñi nga xam ne daal wax dëgg yàlla lépp loo xam ne mi ngi xew ci ñun rek ñu ngi koy coacher ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wane rek ñun mbëri benn bopp lañ te wax dëgg yàlla wane nañ ko tey di saluer seen présence fi di saluer suma président écurie ak suma ay frères suma ay xarit mbëru écurie Fass yëpp ñu ngi fi suma ay xaritu bopp ñoom Moutaga Dia ñu ngi nii jàkkaarloo ñoom Euse ñoom Fallou Galas sama ay xaritu bopp yoo xam ne fu ma deewee ñu dee fa lu ma naxari leen ñu ngi fi teew ak suma ay rakku mbër yéen tamit la presse ñu leen di sant di kontaan trop seen teewaay fii di leen wax ni rek ñun dañu bokk ci làmb te làmb bi ñu ci ñëw on était des jeunes ambitieux nekk ci làmb nag marqué suñu empreinte parce que c'est pas évident que tey nga nekk ci làmb tey si on parle des 5 lutteurs ou 6 lutteurs ou 3 lutteurs na la ci cité c'est pas quelque chose de facile ñun dañu xeex suñu empreinte ci làmb ba yàlla dimbalu ñu tey ñu nekk lu ñu doon nekk leader yu écurie nag engagé wu nag nekk ci loo xam ne dynamique boo xam ne suñu liberté d'expression mooy lan loo gis ci àddina rek am na lu koy gangréné ñun mbër yi ñuy subir loo xam ne depuis des années loo xam ne naqari nañu trop metti nañu lool ñu tegoon ci ay saytu waxtaan suñu biir ubbi benn collectif des lutteurs pour lépp loo xam ne mi ngi nekk ak yelleefu mbër di gangréné di ñuy poser ay problèmes depuis des années ñu koy combattre ñoom ñu jël ma def ma porte-parole je suis le seul ténor bi nga xam ne maa ci impliqué wu comme il faut implication bi du dara gëm-gëm la loo xam ne tey man fépp foo xam ne maa ngi fay gis injustice rek dam koy combattre tey laa gën a mën a engagé wu ci li nga xam ne tey ak yella fu mbër fu ma ko gisee danaa ci wukaab mais bu ma bàyyi bëre même si bu ma tekkee suma ngemb tey laa gën a mën a engagé wu ci mbër lu ma fekkee ak lu ma fekk parce que li ñu engagé wu nii nekk ci c'est pas ñun parce que on a des frères suñu ay rak suñu ay jarbaat ñoo xam ne tey de tôt ou tard ñun làmb li ñu ci dese bariwul kon boog am na loo xam ne tey bu ñu koy xeex wala ñu koy combattre c'est juste pour suñu rak aînés yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñun nekk ñu des personnes égoïstes yoo xam ne dañu bëre bàyyi bëre rek dem toog fële man nekkuma ci dynamique boobu tey dama ci nekk di bëre su ma gisee lu normal danaa ci wax jëf ci parce que yonent bi moo ne man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi soo gisee lu ñaaw ak lu tegul ci yoon na nga ci wax jëf ci soo ci mënul jëf na nga àddu yuuxu ba ñëpp dégg la soo ko mënul àddu nga mettre lu ko soxal même le procureur de la république bu la convoqué da lay wax rek da lay laaj lii de lii ak lii ak lii ak moo xew dañ ma convoqué ma ànd ak sumay frère ànd ak suma président écurie ànd ak suma ménagère ñu laaj la poser les questions c'est juste ay propos daaw avril 2018 jusqu'à présent ñu waxtaan ci ñu poser ma ay questions ma tontu leen ci te j'espère que tey liñ fi waxtaan rek tey nekkul loo xam ne tey je me suis dit que ni man a convocation Gris Bordeaux tey mu nekk avril dernier jusqu'à présent te ñi nga xam ne dañuy yilif muy CNG li ma ci gën a jaaxal nag mooy avril dernier jusqu'à présent ñuy sulli loo xam ne tey parce que tey ñun làmb dañ naan rek làmb coow la làmb problème la te dëkk bi ñun soxla nañ ci jàmm ak dal soxlawuñ ci loo xam ne tey luy yee fitna wala tey teg système boo xam ne day am animosité les lutteurs avec CNG soxlawuñu loolu parce que tamit làmb dañu bëgg mu avancer te bu ñu bëggee mu avancer du ñu reculer di dem en arrière ay xulóowu daaw parce que tamit l'avenir nous a donné raison parce que lañ doon combattre
ci contexte lañ ko teg ci àq ak yelleefu mbër sanction yi ñuy teg li mbër di daj ki nga xam ne mooy jël ay kurpañ ki nga xam ne tey mooy daj ay coono yoo xam ne c'est l'acteur principal kooku tey su mënul équilibré wu nekk ci jàmm nekk ci salaam ba nga xam ne su ñëwee ci làmb pression lay dund tout récemment gis ngeen lors de dernier combat bi amoon fii combat Modou Lo Balla Gaye war nañu sant mbër yi trop ak collectif bi parce que combat boobu li ci xew yëpp ñu ngi foon ñu ngi woon ci combat bi yéen ñëpp presse bi ñu ngi foon tey bu nekkul suñu xeex bi nga xam ne dañ ko xeex ba am ci même bu ñu amul à 100% am nañ à 80% ni kat am nañ ñu doon teg ci ay sanction financière am na ci lu ci wàññeeku lu bëree bëri bu nekkul woon loolu tey Balla Gaye ak Modou Lo mi bu ñu leen daggul 6 millions nañ leen dagg 7 millions kon boog ñoom lu ñu war a sant lañ nit bu la wooyee da lay jox wala mu wax la bu la waxee da nga koy tontu. liñ la wax lan lañ ci mën a xam. propos wu daaw waxu daaw nag képp ku koy wax nii di ko indiwaat nii j'espère que bëgguloo jàmm yaa ngi créé loo xam ne tey loolu laa wax ci biir loolu laa waxaat fii man leen CNG et les lutteurs waruñu créer animosité suñu biir parce que ñooy suñu kilifa nag mais nag kilifa day respecter ñi nga xam ne tey ñoom la yilif bu ko defee respect boobu nekk quelque chose de réciproque loolu moo ñuy avancé loo mais ay propos wu daaw bu ñu ko indiwaatee tey te contexte bañ doon waxee contexte la dañoo révolté wu parce que tey ñu ngi daj ci làmb ji loo xam ne kenn du ko daj sonn ci loolu lañ doon waxtaan te wax nañ ma dollew laa leen et puis loolu la et ñu avancé am non mooy lan non mooy c'est pas mooy li ma la wax les propos yi ma teniroon daaw ci loolu lañ man leen xuloowu daaw ku koy nettaliwaat man leen man Gris Bordeaux est-ce que du benn cible CNG wala mu nekk problème personnel waxtaan naa ak ñoom ci biir ci loolu man leen tey je me suis dit que ni tombé moo waral ay gaaf waxtaan nañ expliqué nañ ma nee naa leen man propos bi ma ne ko les convocation bii est-ce que nekkul dafa am loo xam ne c'est personnel parce que ci presse laa nekk combat Modou Lo Balla Gaye dama daje ak Thierno Ka ci toilette loge officielle yi man ak suma xarit Almu Galas y avait des témoins may jàpp pour julli mu ñëw foncé ci man directement wax ak man d'une manière boo xam ne c'est pas respectueux ci nit koo yilif ñëw wax ak man na ma est-ce que c'est à nous que tu traites de voleurs devant des témoins il y avait des gens il y avait plus de 50 de personnes ma tontu ko ma ne ko avec tout respect que je vous donne waruloo ñëw fekk nit nga koy nuyuwoo ko nga koy tegal propos yi yow li ngay wax ni waxu daaw la man ak moom ñu wax fa ay wax yu dëgër ba ay nit nekk suñu diggante dañu séparer après tout récemment même pas quelque temps ma jot convocation yi sama xel lan lay jàpp commission discipline nee na ma Thierno ko bokkul fii dugg na fi mais c'est le vice-président oui. Est-ce que nekkul moom mooy origine bi ma leen est-ce que Gris Bordeaux nekkul dafa nekk benn quelqu'un qui dérange. Donc vous pensez que c'est personnel? Non c'est ça que je pense xel loolu laa jàpp parce que tombé waral ay gaaf y a un acharnement parce que am na loo xam ne buñ ko dugalee suñu diggante ak ñoom day créer ay animosité te baaxul Sénégal dafa tuuti boo xam ne ñun ñëpp xamante te loolu jëmalewul làmb kanam ci contexte boobu lañ doon waxtaan waxtu ñun ñu ngi doon xaar suñu wooñu ci làmb nan la war a avancer làmb yan tànk la war a dox ak cahier de charge bi nga xam ne tey ñun en tant que collectif bi xamuñu ci lu bari ñun loolu lañ doon xaar mais xaaruñu woon ci ñoom ñu ñuy woo ci waxu daaw parce que tey suñu waxu daaw moo ñu permettre tey le ministre tenir en compte que wax yi mën na gangréner lu bari mu jël ay effort yoo xam ne
c'est la première fois dans l'histoire de la lutte ñu am 2 jours d'affilée ci ay assises musul am te suñu organisation bi moo ko waral te ba ministre bi jël CNG élargi ko mbër yi nekk ci am ay changements yu bari ba pare ñu bëgg a jëlu ci ay wax loolu moom ñun xaaruñu woon loolu ci ñoom te wax dëgg yàlla loolu ñun rafetluñ ko man wax franchement parler loolu man gisuma woon foofu man pour man leneen lañ may doyee te wax dëgg waaw pour man leneen waaw xaw ma mais man pour man waxu daaw ku ci revenir aat rek pour man yaa ngi yee fitna yaa ngi yee coow te coow baaxul ñun soxluñ loolu